leen jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face dellusiwaat ñu am mbégte nag dalal gan boo xam ne du gan ci biir émission du gan tamit ci seen bët ndax yéen a ngi koy gis di ko dégg ay at a ngi nii ci langue politique bi kon dama leen bàyyi rek ngeen xool sama gan lu ndaw lu muy waxtaan ak yéen rek ci benn portrait bu ndaw rek bu tuuti daal ñu duggee ko émission bi ubbee ko ak moom. waaw am na ay jamono de ba may gën a nekk ndaw nag doon naa togg mënoon naa togg maafe mën naa toggit yaasa même ay sullux yooyu mënoon naa ko ak ceebu jën doon naa ko togg ak togg tubaab ay steak ak ñoom seen yooyu moom mënoon naa togg waaye nag soo demee ba mag nag ba xale yi màgg nag soxna si nekk fi bon léegi nag da ngay toog bàyyi naa togg. ménage oui dinaay def ménage mën naa lal ñun suñu kër ñun bu ñu nekkee xale man masuma fàttali ko fu ñu ma fóotalee suñu sama papa du woon soldat mais kenn ku nekk yaay fóotal sa bopp yaay paasal sa bopp. faire la vaisselle lu ñuy wax vaisselle loolu moom ak ay plate ak yooyu boo dinaa ci def parce que bëgguma sama jabar yenn saa yi moom rek muy liggéey ma ko dinaa ko ci jàppale. sama dernière shopping marché du port laa demoon. dama jëndoon ay genre yi ay polo yu may defee sport moom laa mujj jënd. oui ku liggéey nag noppalu bon mais gëj naa dem vacances. man bi ma nekk xale bi léegi damay sport doon naa daw doon naa basket doon naa handball football moom mënuma ci dara dama ko bëgg football moom ma bëggul dama ko bëgguma ko mais sama sport nag dëgg tennis la aay naa ci tuuti nag. sama livre de chevet dafa yàgg ci nag c'est Stiglitz le dernier livre de Stiglitz sur le capitalisme moom laay lire du kooku doo ko lire da nga koy jàng parce que da nga koy étudier. non man nag sama musique lépp laay déglu naay déglu mbalax naay déglu musique classique mais li ci ëpp nag jazz la man je suis un fan de Miles Davis. moo taxit am naa fi trompette damay jouer trompette. amoon naa Jules Guèye moom ma doon jàngal trompette amoon naa benn saxophone sama saxophone ndeysaan yàlla na ko yàlla xare àjjana Bassirou la laa ko mayoon et puis aussi dinaay laal piano de temps en temps. Voilà, alors Maître El Hadji Amadou Sall ancien ministre de la justice avocat à la cour nekk tamit kàngam wala bokk daal ci kàngam yi nga xam ne yeneen toog ci bureau politique wala boog nu ngeen tuddee secrétariat national. waaw ak comité directeur bu Parti démocratique sénégalais mais jamono jii nag moom nga bokk daal si 5 ou 6 personnes yoo xam ne ñoo gën a fës ci Parti démocratique sénégalais yàgg na ci sax rawatina nag ba PDS nekkee ci opposition ba léegi ñu am mbégte daalaat la ci bële émission pour ñu waxtaanee actualité de manière générale ñu gërëm la jaajëfal la si ni nga nangoo suñu invitation dalal ñu fii si sa kër ñu bàyyi la nga nuyu ak sénégalais yi lay seetaan biir réew ak biti réew. waaw yow laay jëkk nuyu Aïssatou di la nuyu di nuyu sa technicien yi nga fi àndal di nuyu it waa TFM yëpp di ci jiital Youssou Ndour di rafetlu aussi liggéeyam ak di nuyu it sa téléspectateurs yëpp ñi nga xam ne ñu ngi fii Sénégal di ñu seetaan ak ñu nekk biti réew di ñaan yàlla li nga xam ne bi ngeen koy def mu gën a dem kanam gën a law ñu gën leen di gis amiin yaa rabbi. alors ñu dugg directement ci biir émission bi doore ko ak benn question d'actualité muy gis nga ne en tout cas ni ñu ko yëgee xëy na noonu nga ko yëgee muy docteur Ali Al Mari di procureur bu Qatar bi nga xam ne gana si waat na njiitu réew mi pour la deuxième fois en l'espace de 5 mois ñu fàttali ne procureur général bu Qatar boobule moo fi jël si woon Karim Wade ba muy génn prison laaj bi nag mooy Sénégal yi ba nañ jàpp ne dafa ñëw pour waxtaan ak président Macky Sall ci lu concerné Karim Wade xëy na ni mu mën a dellu si réew mi loolu yow loo ñu si mën a wax. awma dara lu ma ci mënti wax parce que maa ko yëgandoo ak yaa maa ngi koy soog a yëg nii yaa ma ko yëgal
di wax ne nag wax dëgg neex yàlla nit koo xam ne kii su ñëwee du la tàggu. su ñëwee doo ko gis suy wax doo xam lu mu ku muy waxal ak lu muy wax dina naqari lool nga am loo ciy wax. awma lu ma ciy wax lu dul toog di xaar li nga xam nag mën naa ko wax di te mu leer ma. moo di Karim mën naa wax ci Karim parce que Karim yàlla dafa def mu di sama rakk ñu bokk parti politique. comme on dit sama frère la frère de parti la. mu nekk sama candidat parti. ba pare it ma nekkoon avocat. te mën a wax lu bëri ci li ko fi jëlee. nañ ko génnee réew mi. ma mën a wax dinañ ci dugg ci biir wax ji. que mi ngi ci yoon dina ñëw incha allah te su ñëwee rek. wax ji jeex. ragal yi dinañu daw. ñi amul woon fit ñu ngi leen dinaa ñu takk seen fit. mbir mi dina sotti ndax mi ngi ñëw. waaw Karim Wade mi ngi ñëw mais Maître Amadou Sall baat boobu dañ ko yàgg dégg ci yéen waa PDS ngeen ñu koy defalee Karim Wade mi ngi ñëw mi ngi ci yoon beek léegi sa gis naa ne bàyyi ngeen joxe date xëy na pour bañ fausser rendez-vous yi mais techniquement lan moo tere ñëw Karim Wade boobu ba léegi. non loolu bëgguma ci sori parce que waxtaan nañ ci man ak yow. dul benn dul ñaar. waxtaan naa ci TFM yéen a ngi fàttaliku. Karim bi mu jógee ci réew mi ñu jëlee ko fi ci ëllëg sa. man la ñu invité ci TFM journalu 20h. may wax dans les moindres détails. donte ne li ma bëggoon wax lépp ak li ma mënoon a wax yëpp waxuma ko. mais di expliquer aussi lu mu fi jëlee. li am solo mooy xam nga parti bu toll ni parti démocratique sénégalais. ñu am kilifa gu toll ni président Ablaye Wade. te ku xam Ablaye Wade loo ko mënti ñàkk xamit di nga xam ne bi ku xarañ la ku am xam ku am xel la ku am xam-xam la. suñu jëlee nit ne kii mooy suñu candidat jiital ko te ne moom mooy dem ci joŋante yi. amul mu du ñu naatable ne kooku faw mu ñëw xeex. parce que mbiram xeex la ñu ngi waajal lu metti la gis nañu lu nekk ñu ngi koy def su ñëwee dinañu ko tëj kaso def nañu lii jàppal fële lépp di ko xoqatal pour mu bañ a ñëw. moo tontul boppam mu bindal boppam ne maa ngi ñëw bind na sëriñ si waxtaan naa ak sénégalais la ne maa ngi ñëw. léegi paaka daal fi ñu ci toll kenn du ko jiitu ci mbaram. mooy candidat dafa samp ndëndëm. fas yéene dugg ci géew bi mënuloo bëre daan baa nga daanu te doo dugg ci géew. loolu dëgg la kon nañu jàpp ne mi ngi dina dugg ci géew bi. damay dalal xelu ñëpp di it nañ koy waxee di tiital it ragal yi. parce que ragal yi jot nañu tiital leen. te ki jiitu ci ragal yi nag mooy ki jiitu ci réew mi ki nekk ci bopp réew mi. moo jiitu ci ragal yi parce que mooy dem ku ñëw mu ne la du ñëw. Karim du ñëw de toutes les façons su ñëwee dinaa ko jàpp. d'accord moom mooy dem assemblée nationale wax ak député yi fu changer loi yi lépp pour bañ a bëre Karim. waaye naka la koy olof yi di waxee su bëggee dina bëri. su bañee dina bëri. su bëggee dina daanu. su bañee dina daanu xam nga dafa am damay daanal ci loolu lenn rek gis nga soo naree daanu. bëreel daanu. gàcce weesuwul daw ba daanu. te Macky Sall mii dama ragal mu daw ba daanu. loolu gàcce la. parce que day daanu rek dañu bëri. est-ce que dëggantaan Karim Wade hésitation bu metti bi muy am ci ñibbisi bi li ko waral nekkul daw contrainte par corps bi nga xam ne ñu ngi koy menacé maanaam dellu rëbës bi nga xam ne nee nañ bés bu accès aéroport lépp nu mu tudd Blaise Diagne directement lañ ko yóbbu rëbës est-ce que loolu taxul mu yéex a ñëw. dama lay wax dara. fii de man de dem naa kaso. dem naa fa benn yoon dem naa fa beneen yoon. kaso neexul de. dëgg la. waaye Karim Wade yàlla boole na ko ci ñi nga xam ne bii dañu def ñetti atu kaso yu mat sëkk. ba muy dugg ñi wër Macky ak Macky ci boppam dañu doon wax xaleel tubaab bi de ku ko dugal kaso. day saalit. dugg na kaso ñetti at kenn dégg ko mu onk. kenn dégg ko mu jàmbat. te ku ñëw kanam gi toujours dafay lewet nit ñëw di ko seet si di jooy moo leen doon defal. am na ay sëriñ su mag ñu jógee Touba ñu jógee Tivaouane ñu jógee faneen ñu dem seeti ko ñoom ñëpp bu ñu génnee loolu la ñuy wax. kon wane na ne amul lu mu ciy ragal xam nga lu metti lu la dalagul la. waaye lu la dal nga dëkku ko dëkkoo ko
mu metti lool te kenn déggu la mënuñu wax ne da nga ko ragal ku ne Karim da nga ragal kaso rek yow yaa ko ragal am na nag loo xam ne bii dinañu ko wax gis nga Macky Sall dafa am lu mu tàmm dugal na Omar Sarr kaso dugal na Aïda Ndiongue kaso dugal na Aziz Diop kaso dugal na Massaly kaso dugal na Aminata Sakho kaso dugal na Aminata Ngiraan kaso dugal na Bara Gaye kaso dugal na Samuel Sarr kaso dugal na ma kaso dugal na mu ma juróom benn fukki nitu PDS mu dugal leen kaso dugal Khalifa Sall kaso noonu nii mu ragalee kaso la yaakaare ne képp koo xam ne ki wax nga dara ci moom ci kaso la lay yare ndax dafa yaakaar ne moom na mu ko ragalee lañ ko ragalee juum na wallahi juum na ragaluñu kaso parce que xam nga kaso ki koy ragal mooy ku def naka sudul noonu ka sàcc ka wuruj ka daan kookee su duggee kaso ba génn dañ koy xool di ko joxoñ mais kii moo fi defoon lu bon waaye koo xam ne kii ci sa ngor ci sa xeex ak ci sa dignité lañ la dugalee kaso soo génnee danaan la kii de mooy jàmbaar na moytu nag ndaxte olof a ko wax man pël laa dareete lu ñuy bañ a wax du may luppal boromam kon na def ndànk kon loolu pël bu dégg olof nga mais Maître Sall contrainte par corps bi nga xam ne mooy li ñuy tàll di si kanamu Karim Wade ndax milliards yu bëri yi ko réewu Sénégal di toppee fayu ko yéen ñi avocat wu naka ngeen def ba continuer loolu dañ ko xam nga li ma bëgg ba wax daal lii la Karim ñëpp xam nañ ne yoralul kenn dara kenn mësu ko gis sabar buñ ko tuddee kenn mësu ko gis Sorano buñ ko fa tuddee kenn mësu ko gis muy baatare kenn gisu ko muy dugg ci kër di seetub jigéen kenn gisu ko mu jënd kër kenn gisu ko mu jënd ay oto mën nañ ko setal ci mbir moomu le kon su Macky Sall ñëwee teg ko tuuma te amul kenn ku gëm tuuma googu li ma ciy wax rek lenn la daan nañ ko fii Sénégal waaye foo dem ci àdduna bi rek indi jugement bi dañu leen si ni ngeen ko attee baaxul kon yoralul kenn dara na ko topp na def lu ko nekk waaye Karim Wade fasul yéene fay 15 parce que yoralul kenn 15 Macky Sall dañ ko wax moom moo taxaw wax la nga xam ne bi kenn laaju ko moo ñëwal boppam waxal boppam déclaré alal ju dul jeex te alal jooju mu yore du lu mu gor du lu mu yett goru ko yett ko bañ ko laajee yokk na ci ne Ablaye Wade bokk na ci ñi ma ci may Ablaye Wade ne ko mayuma la kooku kay su amee ku ñu war a setal boppam moom moo war a setal boppam xam nga dinaa la nettali dara li tax daf ma ñor parce que mosuma ko bëgg a wax waaye nag dina toll jamono foo xam soo fa tollee il faut ñu wax ji lu tax Macky Sall du topp Karim lu tax gis nga ba Idrissa Seck jógee primature Ablaye Wade di tànn kan la fa war a teg dafa def tànneefu boppam ba pare waaye la mu doon faral di def dinay woo nit ñi nag ne man de tànn naa diw bu mu tànnee diw mu am ñu ci ànd am ñu ci àndul parce que am na ñu mu ko waxee bokk na ña ca àndul woon Karim ne ko man de su doon sama sagaloog Macky Sall mi ngay fal Ablaye Wade bañ Karim di insister di wax ak moom ak ñeneen di wax naan ko non monsieur le président jàpp nañu ne ndax lii ak lii war na tax ba yaakaar nañ ne moom lañ ko war a def noonu la Ablaye Wade delloo gannaaw ka mu tànnoon mu bàyyi tànneef ba tànn Macky Sall yooyu jamono ku gis Macky Sall gis Karim Wade dafa mel ni naar ba xam nga naar bi mu ñëwee ba am alal ba am daraja la mu njëkk a wax mooy képp ku ma xamoon ba may ñàkk ba ma amul dara yàlla na nga dee su ma la soo mënul dee yàlla naa la toroxal ba nga fàtte ma loolu lay Macky Sall di def ba muy falu di nekk premier ministre Ablaye Wade ko fal
waaye Karim Wade bokk na ci ñi ko jàppale. mais Maître Amadou Sall bu ñu jëlee suwaatee ba tey ci candidature Karim Wade bi nga xam ne dañ ko rejeté ndax article 57 bi nga xam ne moo ni mooy seen réforme bu bees yooyu yu ne pour nga nekk candidat il faut nga nekk électeur donc foofu dama jàpp ne ku mel ne yow ak ñeneen ngeen xam ne loolu seen métier la bettu leen ne candidature Karim Wade. non lu ñu bett du ci question suñu métier ci kaka def la. yeewu nañu mu dem CREI yi ñu condamné ko bañ ko condamné ñi baram xam-xamu yoon yëpp ne doonte ne condamné nañu Karim Wade dara mënu ko tere nekk candidat. mu taxaw mu ne puisque mën na nekk candidat il faut que ma xañ ko mu ne damay defar loi indi parrainage pour gàllankoor ko. loi de parrainage bi jàll ñu ne waa PDS ñun de su doo laajoon 1 million de signature bu nañ ko am doyu ko mu indi loi électeur mais pour mën a nekk candidat il faut nga nekk électeur. loolu doyu ko parce que moom su ko neexee Karim électeur la. su ko naqaree Karim électeur la. parce que ñaar moo am dafa am électeur inscrit ak électeur non inscrit. mën nga parce que Sénégal le vote n'est pas obligatoire. waaye dinañu ko xeex nag ba mu bokk ci électeur inscrit yi loolu doyul mu yokk ci ne léegi yooyu yëpp su ko Karim jàllee mu des benn su ñëwee dinaa ko tëj kaso pour contrainte par corps xam nga loolu. loolu dafay wane ne que Macky respecté wuñu xam nga tax respecté wuñu moom moo ne topp naa Karim daan naa Karim mu fay ñu 100 xaw ma ñaata milliards. waaye fileeg mi ngi bitim réew du ma ko laaj xaalis bi. mais bu dellu see waaye su dellu see laa koy laaj. waaw su dee moom Macky Sall li muy wax dëgg la ci moom. lu tax du dem fekk Karim Wade bitim réew jël fa alal ji muy wax ji gis na ko fa. tant que mi ngi bitim réew daal du ma la wax dara. mais bu dellu si waaye sooy dellu si rek ma lay jàpp loolu mooy wane bëgguma xeex ak yow. damay bëre ak yow. waaye xam nga toog nañ fi benn bés Serigne Mbaye Thiam sama xarit. ne léegi sax dañoo war a yokk ci. constitution bi que pour nga nekk candidat il faut que ñaari at yu jiitu élection bi nga dëkk ci dëkk bi. ma ne ko nañu bind ne ku nekk pour nga nekk candidat soo xeesee doo ci bokk. moo gën a gaaw. gis nga tey su Macky Sall demee ba contrainte par corps bi mënul dem. li mu ci yokk ku xees mënutoo bokk ci candidat yi. loolu yëpp day wane ne que moom xam na. ñun xam nañu. def na ay sondage am. ay service de renseignement wër nañu dëkk bi tey ji génnal ci mbedd mi lu lay nit ñi di wax su dee Khalifa Sall dina duma Macky su dee Karim la dina duma Macky. léegi bu Maître Amadou Sall juge Yaya Amadou Dia mi nga xam ne ancien assesseur la moom defe naa yokk na ci xar mi karawa ndaxte génn def article bu rëy di défendre candidature Karim Wade. ay jamono yi sax ñi ngi koy woo ñi ngi koy déglu ñooñu nekk ci inspection générale bu administration de la justice loolu ba ban jàngat nga ci am. waaw yooyu it ci war nañ koy moytu. parce que Yaya. magistrat la dëgg la. waaye moom moo ko waxal boppam ne débat scientifique la. est-ce que Karim mën na nekk candidat war mënul nekk candidat loolu yaa ko wax. bi nga may laaj da nga ne yéen ñi seen xel màcc ci yoon lu ngeen ci xalaat. xam nga loolu du question politique. Yaya jóg taxaw ne coow lii am na. borom xam-xam yaa ngi wax. professeur université yi ñu ngi wax. avocat yi ñu ngi wax ñeneen a ngi wax. man damay wax magistrat la. waaye question bi question technique la. ci sama xam-xam est-ce que mën na nekk wala mënul nekk. mu ne mën na nekk am na. ay nit ñu naan Macky Sall mën na am 3e mandat. su benn magistrat jógoon tey bind ne ci sama xam-xam ba ma ko gëstoo ci xel parce que du moom moo koy atte loolu dara nekku ci. waaye wax na la mu wax am na dal nit ñi dégg nañ ko dégg nañ ko ñu bëgg nag ëllëg beneen magistrat bañ ci wax ñu leen di jéem a tiital. loolu ruslu na. ci réew mu mel ni suñu réew nit ñi su dee nag magistrat mënatul taxaw
question technique ñëw diw est-ce que lii ci droit am na walla amul mu jox ci xalaatam. su dee loolu dañ ko ci war nañ ko ci def dara nag ça veut dire que nit ñi ñu ngi bëgg a ëppal. Yaya Amadou Dia Kale Dia li mu def dara nekku ci. woo ko di ko laaj xoqatal ko la. ba tey ci yëf candidature boobu def ngeen recours ci conseil constitutionnel mais laaj bi ma la si bëgg a laaj nga déjà nga wax ñu fi ngeen toll ci foofu mooy recours yooyu ngeen di def yëpp bu ngeen ne ba bu dee yëpp épuisé ngeen ko wala yëpp ñu rejeté ko léegi ban taxawaay ngeen am est-ce que am ngeen prévoir ngeen benn plan B wala da ngeen dem soutenir beneen candidat wala naka ngeen koy. xam nga dama bëgg ñu jàpp dara ñun dañu am ñaari yoon. ñaari yoon yi doo jël bi bàyyi bi ñaari yoon yëpp dañuy jël. yoonu droit justice dañuy dem ba sës. waaye wóoluwuñu attekat yi. parce que ci biir attekat yi am na ñoo xam ne bi dañu ànd ak pouvoir. dafa am. du maa ko wax ñoom ñoo ko wax. donc justice. donte ne biir justice xam naa leen am na ci ay magistrats yoo xam ne bi wax dëgg neex yàlla man ruus naa di wax lu bon ci ñoom ndax ëllëg bëgguma daje ak ñoom sëgg. am na ci ñu bëri xëy na sax ñoo ci ëpp. ñoo xam ñu jub lañu ñu xarañ lañu ñu bëgg seen métier lañu. waaye am na ñoo xam ñu leen pouvoir wax ñu def daf leen ko jaral donc ñun du ñu wóolu yooyu. donc yoon waaye du tee yoon woowu dinañu ko topp ba sës ba ñëpp xam nañ ne. dinañu ko topp ba sës. waaye puisque nag problème mu Karim Wade ak ñoom problème mu Khalifa Sall problème politique la. ci politique lañ koy régler ñun suñu position dafa leer. Karim puisque sàccul wurujul daanul dañu utiliser justice dañu utiliser sama baat nag ca kaw Henri Grégoire Diop moo ko atte man wóoluwuma Henri Grégoire Diop sama baat nag ca kaw ragaluma ko wax. wóoluwuma ko. dama ko wóoluwul. dama ko wóoluwul ci nañ ko namee dama ko wóoluwul ci nu mu attee. wóoluwuma ko. d'accord te la mu def ànduma ci am naa ci sañ-sañ nag. te kenn mënuluma ci dara parce que maa moom sama kóolute am naa droit ne wóoluwuma ko. dégg nga donc Karim deful dara ñu ne puisque politique lañ ko attee politique lañ koy régler dara warul mën a tere mu nekk candidat su Macky Sall décidé ne Karim Wade du nekk candidat ñun waa PDS. dañu wax ne. su boobaa mooy Macky Sall doole la ñuy jaay. doole nag doole ku la ko jaay doole nga jëndee ko doole. mais moo lépp doole yéen ban doole nga naan à part wax ak yuuxu. xeex ak marche. dama la xoolal Lat Joor tey jii ñun ñëpp ku ci nekk soo koy tudd sa yaram day daw. waaw tubaab bee ko ëppoon doole. waaye li ma bëggoon am na mooy dëkk am mooy indépendance am. Nelson Mandela tëj nañ ko kaso. presque fanweeri at. waaye la ma bëggoon mujj na ko am. d'accord France Allemagne moo ko occupé woon waaye la ñu bëggoon mën nañu ko am. dafa am lu sama baay doon wax sama maam. sama maam nee na olof bari amul kam-kam. ndax olof rek mooy wax naan doole mu kële dëgg moo mën doole. kanaa kamul ne màgget moo gis wakambaane la woon. te kon doole day jeex. xam nga lu dul jeex dëgg moo dul jeex. kon puisque dëgg du jeex dëgg moo mën doole. ndax dëgg mooy yàgg doole du yàgg. Macky Sall ak lu muy am doole ak nu dooleem toll day jeex. puisque ñun dañu nekk ci dëgg daf ñu koy jaral ñun lu ñu jaral lii la mooy ndagam ci doole la ko teg nekk ko ci lenn lu dul doole ak bëgg-bëggam. ne muy Karim muy Khalifa Sall du ñu nekk candidat ñun lañ ko waxal lii. Karim Wade su nekkul candidat yow Macky Sall doo nekk candidat te lu mu la jaral nañu ko su ko jaralee bakkanam jaral nañu suñu bakkan su ko jaralee xeex jaral nañu xeex. maam la waxin la rek mais am. du wax ban waxin parce que noonu techniquement je vois pas yéen lan ngeen mun def. gis nga dama lay wax dinañu xeex. mais xeex lan lu ngeen xeex ay taal pënë ngeen mun ak taal. dëgguma déedéet ñu taal dara dañuy xeex leen daal laa la yëgal ki yor ay affaire am ak ay bagages. leen laa la yëgal xam nga bagage yi ku ko yoree. Omar Mal moo ko yore Omar Mal moo ko yore. mooy chefu police. waaw gendarmerie may sañaa la woon changé nañ ko defe naa ku bees ki Cheikh Sène doxam na Cheikh Sène général ñoom ñaar nag laay waxal. damay wax ak Omar Mal wax ak général Cheikh Sène ne leen dëgg la mooy xeex ak doole tey fi ñu toll. ñun waa réew mi ñun ñoo amee dëgg. Macky moo yore doole bi Macky daf leen yabal pour ñoom ñu dal suñu kaw. ñu leen di wax nañu bu ñu fàtte mukk dara
mooy li ma wax que dëgg moo mën doole. que soo jëloon soldaaru Sénégal yëpp ak gendarme Sénégal yëpp ak police Sénégal yëpp nga jox leen fital leen ci réew mi. ku ko def yaa ngi def musiba. réew mi dina jóg day jóg billaay réew mi dina jóg. te réew mi su jógee laajul dara dul dëgg. li ma war a comprendre mooy yéen comme li ngeen wax fan yii yëpp amu leen plan B fas yéene yéen surtout. xam nga du ñu am plan B. waaw da ngay am sa dëgg am sa candidat. bu xam dara terewu ko mu nekk candidat ku dul Macky Sall de du fi nekkee candidat. su ngeen nangoo li Macky Sall bëgg mooy kon yéen nangu ngeen daan nañ leen. da ngay sukk ci kanamu Macky Sall nekk daan nga. bërki démb bi Ablaye Wade di nekkee pouvoir ñu tere ko dara lu mu def gisuloo ko mu yore mer gàddam. mer gàddu la yore ne su neexee Ablaye Wade man Macky Sall place de l'indépendance lay fanaan. su naqaree Ablaye Wade man Macky Sall place de l'indépendance lay fanaan. su ci général bi taxawee na ma rey su police taxawee na ma rey waaye loolu laay def parce que loolu laa jàpp ne mooy dëgg. ndekam Macky Sall ba nekk opposant moo ko def man Macky Sall ëpp ma fit ëppul waa Sénégal fit gënuñoo nekk gor gënuñoo ëpp ñu jom. dinañu ñëw dinañu jàkkaarloo ak ñëpp dinañu jàkkaarloo ak moom. na jël alkaati ak gendarme teg ko suñu diggante. moo tax may wax ak Cheikh Sène di wax ak Oumar Mal ne leen réew mi la ñuy jàkkaarloo soo jàkkaarloo ak am réew nag naka Cheikh doon waxee soo jëlee àdduna nga ŋànk ko ne aw leket dafay tey da ngay toog ba ci ak day toj xew-xew yi jaar foo foogut woon. ak loo ko mënti ŋànke ak noo mënti toll noonu lay demee. xew-xew yi fu muy jaar doo ko foog Macky Sall a ngi ŋànk àdduna. yore ko ni ak leket googu mu ŋànk dafay toj. xew-xew yi day mel ni ndox bu nekk ci biir leket bi day walangaan day waddu doo ci mën dara ndax tegu ko fenn nag lu muy def lu dul doole yéene nag néeg la borom a tey fanaan daf ñoo yéene faagaagal no moytu ndax ñun dëgg la ñu amee dëgg dina faagaagal doole. mu mel ne comme PDS à part famille Wade à part Karim Wade amul kenn koo xam ne am na compétence mun a jàkkaarloog président Macky Sall jël réew mi xëy na yow mi sax yow dañ jàpp ne mënoo ko moo tax. xam nga dama léegal dara man nag akamaa bëgg suma bopp. dara jomb ma Sénégal du dara lu ma jomb. du man rek dara jombul sumay morom tey jii PDS mën nga ci génne téeméeri nit ñoo xam kenn ku ci nekk war na mën a jiite réew. bàyyil ma dikk du question chance. dañu toog ñu tànn ñun ñoo toog librement kenn sexaluñu suukar kenn jaayuñu kenn jënduñu ay gor yu set wecc lañu ñu taxaw xalaat ne kii la ka jóge fële nee du doon kii ndax maa leen ëpp doole soo nangoo du doon moom ëllëg loo defati baadoolap ngay doon ñun am nañu suñu candidat duñ ko changer parce que dañu amee dëgg soo amee dëgg doo dellu gannaaw gis nga muy jëlal sëriñ su mag si koo ci jëlal sëriñ Touba bañ koy jël di ko yóbbu maa yombee fan lañ ko teg def ko doole mu jël boppam delloo ko yàlla parce que dafa lépp lu mu doon def dafa lalu ci ngëm yàlla ragal yàlla ak tegu ci dëgg. loolu kenn du ci dellu gannaaw. mais ku mel ne Hadjibou Soumaré ak Boubacar Camara ñi nga xam ne ñoom tamit ay candidats lañu yaa ngi dégg ni ma koy déggee ñu ni bu dee président Wade ak Karim Wade ngemb ñu leen tamit seen candidature naqariwu leen loolu loo ñu si mën a wax yow. xam nga kon ma ne ñun ñëpp dañoo ñàkk fayda. xam nga ñàkk fayda weesuwul déggoo li ma la wax. Karim Wade dafa nekk ki ay nawleem gënu leen. ëpp leen xam-xam gënu leen yayoo ci lii dañ ko tànn su dee tànn mënul dem. ñuy nangu keneen koo xam bokkul ci ñun te ñu gën ko yayoo ñu nekk biir PDS dem di jàppale kooku kon ma ne non seulement ay cuune lañu waaye dañoo ñàkk fayda. dëgg la. ko loolu dañ ko dul nangu. ñun Karim mooy suñu candidat Hadjibou Soumaré ak lu ma koy mënti respecté ma nekk na sama premier ministre. waaye du sama candidat. du sama candidat. Boubacar Camara xam naa ko ku baax la waaye du sama candidat. Macky Sall xam naa ko du sama candidat. Idrissa Seck xam naa ko ci ñun la bokkoon mais du sama candidat. luy ndeyu ma bàyyi Idrissa Seck bàyyi Macky Sall bàyyi keneen di jàppale Hadjibou Soumaré wala Boubacar Camara te ma am sama candidat bopp. kon dama ñàkk naa fayda di. ñun PDS nag ku ñu xam ñàkk ñu fayda ma lay waxal dara. 74 la ñu defar suñu parti 78
première fois Ablaye Wade dem kan la jàkkaar lool Léopold Sédar Senghor nga xam moo defar réew mi mu jàkkaarloo ñoom ñaar bi ñu jàkkaarloo ñu xeex mu jëyeeg Abdou Diouf ñetti yoon ñeenteel bi mu daan ko ñàkkal kooku ñàkk ñun dañuy ñàkk fayda def loolu yëpp xeex loolu yëpp ba tey jii jël ku bokkul ci ñun di ko jiital bàyyi ki ànd ak ñun gis nga réew mi dañu war a bàyyi seen waxu caaxaan yooyu la loolu ay waxu caaxaan la. ba ca des mooy sànq wax naa la ko ci ndorteel émission bi ne nee naa la presque 5 ou 6 yu gën a fës PDS yéen a fa ne ci nga bokk mais loolu réalité la ndaxte tey jii président Macky Sall mënuñoo weddi ne décimé na complètement parti démocratique sénégalais ña dem bare nañu. ñaar ñi nga xam ne moom laa dégg saa yi si presse bi ñu ngi toog ci salle d'attente président Macky Sall muy soxna Aïda Mbodj ak Ahmed Fall Braya laaj bi mooy est-ce que amul dara yéen lu ngeen mën a def pour retenir ñooñu le gis nga 1978 le PDS dëkk def élection am groupe parlementaire 79 80 groupe ba jeex na Senghor jël na lépp 83 sa Abdou Diouf ñëw ne j'ai décimé le PDS 88 ñeneen dem 93 ñu ne PDS nag dara desatu fa. ñëpp dem nañu ci Abdou Diouf. bu ñuy dem 2000 sénégalais nañu PDS kenn na desatu fa. kon tey suñu ñëwee bu ñu ne rey nañu PDS mais PDS rey nañu ko 78 déjà. rey nañ ko 83. rey nañ ko 88. rey nañ ko 93. rey nañ ko 2000. te ñu ngi fi ba tey. Souleymane Ndéné Ndiaye mi nga xam ne dajale na këram bu yàggul dara ñi ay anciens libéraux ay moo xam ay ministre ak DG ak ñoom seen ñoom ñëpp ñu dajaloo bëgg a former benn kuréel boo xam ne daal dafay jàppale président Macky Sall mu ñu falaat ko loolu da ngay am envie retaan wala c'est pathétique ou pas. non du ma ko Souleymane nag du ma ko wax dara. am na liberté boppam su ko neexee dem. xam nga dama bëgg ñu jàpp dara Aïssatou gis nga politique kenn ku ci nekk da ngay def li dal sa xel di la doy. du ñu ay nit ñu ñuy jënd. gis nga man tey su ma neexoon mu génn PDS. dëgg la. li ma fa téye dama ko gëm. su ma ko gëmatul damay dem. dëgg la Souleymane dem na du ma ko xas. waaye dinaa ko wax ne dem nga waaye erreur la parce que fii mooy sa kër baay. soo génnee sa kër baay rek yaa ngi juum. waaye nag duma ko xas moom. Sada Ndiaye mi nga xam ne moom itamit génn na. même chose. parce que Sada ni mu ko et puis moom ni mu ko defee sax dafa doy waar. ak fa mu ko defee ak na mu ko defee. waaye liberté am la erreur la gis nga. politique gis nga daf ñoom temps yàgg nañ ci lu bëri waroon nañ ko xam. soo demee nga bokk fenn nga transhumé nga dem ba ñu gis la fa nga jógee dootuñu la naw fa nga jëm duñ la naw. c'est-à-dire que c'est une exécution politique. man tey masuma gëm transhumance jógee parce que ñi nga xam dañ ma xeex tey. parce que dama nekk opposition ma dem pouvoir ñooñu ma xeexoon ñëw ci man gëwuma loolu. loolu soo ñëwee duma la wóolu. est-ce que am na ci départ yooyu est-ce que am na boo xam ne metti na la ndax xëy na relation yi nga am walla est-ce que am na boo xam ne mën nga ne kii daa dem na mais mën naa ko comprendre. amul benn bu ma ci naqariwul. parce que ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dama la xam. am lu ngeen seqoon. am lu ñu seq. d'accord yëpp mbetteel la yëpp naqar la parce que li may wax toujours dama naan nit ñi. li leen boole dafa bëri. et politique yenn façon politique bi day day yàq diggante. loolu loo ci bon. xam nga transhumance yëfu mooy màngaan. yëfu mala la. damay waxal yàlla rek. ab nag gis nga ñun pël. fonk nañu nag lool. waaw loolu ak ñu ko bëgg man de bëgg naa nag lool wax dëgg neex yàlla bëgg naa nag te ak maa fonk nag. sama yaay def ma naan toujours waaye yow doo wuti nag doomu pël sa maam amoon ay pël amoon gétt doo wuti gétt bëgg naa ko lool waaye dama ci xëy na tollootul rek. bëgg nañu ay nag waaye nag moom dara gis nga fi ñax moom su ñàkkee. mu jóg su jógee dem wuti fu ñax nekk rek moo ko gis nga kuti ak xaj ñoom it même chose la rek soo leen toogee soo amee sa xaj sa kër
su xawee soddu tuuti rek sa kër sa dem sa dëkkandoo bi gis fa lu muy lekk rek day dem loolu ji koy xaj la dégg nga mooy def loolu. mooy jóge ci kër de dama c'est la vérité rek am kat xaj xam nga xaj moom xaj la rek man amee naa fi xaj am naa fi xaj bu rëy naa la ko génne dégg nga waaye sama xaj bi mu fa nekk bi su yaakaaree ëllëg kële sama dëkkandoo bi moom foo la gën a neexee rek gis nga fii la may bàyyi ni yàq bu naqari dem fële ay xaj moo xaje. jërëjëf maître nga bokk tamit ci avocat wu Khalifa Sall yi procès en appel bi délibéré bi weer bu dee bi lañ koy xaar 30 août yéen avocat wa bi ak ba tey seen client sax ngeen boycotté fin procès boobu est-ce que loolu stratégie bu baax la. xam nga lu tax muy stratégie bu baax dañ fa yaakaarul dara. leen rek laa la ciy waxal dama ko fi waxoon fii bi ñuy àtte Khalifa Sall. Barthélemy bi ñu ko àttee ba pare dama ne fii ak ñetti weer ñeenti weer. lu mu yàgg-yàgg Khalifa Sall dinañu ko àttee appel. te suñ ko àttee soo ci tegee ñetti weer dina dem Cour suprême ñu confirmer ko. noonu la demee Barthélemy Dias mer ni loolu ñemewuñ ko. man biñ ma àttee kenn xamul kañ la ma def appel kenn ku bés bu ñu fi dofloo ba àtte fi ba Khalifa Sall avant ñu may àtte ma xam ne àdduna dina tukki. àtte nañu Khalifa Sall. ana Barthélemy kenn àtte ko cantaku nii 2012 la 2012. ba léegi ñu ngi kaso. seen dossier pare na ñu war ko atte. waaye am na lu ñuy ruuma daan ñëpp xam nañu lu tax atte wuñu leen. ñu leen atte. man atte nañ ma daan ma def pourvoi en cassation. mais ba tey pourvoi bi kenn du ko atte. Oumar Sarr dañ ko fi ñëw jël ko fi procédure d'urgence nee nañu yóbbu ko ci juge d'instruction. inculpé ko mais ba tey affaire ba jeex na yàgg na mais kenn du ko atte. Samuel Sarr yàkkamti jàpp ko dugal kaso ay at la mat juróomi at léegi kenn du ko atte. noonu lay demee Khalifa Sall yaakaaruma ci dara le 30 dinañu ko àtte dinañu ko daan ñun ñu def pourvoi le 30 août la de septembre octobre balaa novembre jot Cour suprême àtte dàq pourvoi bi noonu lay demee. Macky Sall képp koo xam ne bi yaakaar na ne su ngeen xeexee mu am loo jël ci moom du xeex ak yow soo takkoon fitam kële nandal ko nandal am na bu njëkk xam nga dafa amoon nandal diw ak nandal xorom nga boole nandal xorom ak nandal diw yëpp nga jox ko nga ne ko kaay nga xeex ak Khalifa Sall du xeex ak Khalifa Sall soo ko ne kaay Karim a ngi ne la bëxër ñett lay def waaye kooku nag am mbuqat nag kenn du ko joxam réew nag yow tamit arrêt CEDEAO bi ñu wax ci moom dafa am loo xam ne daf ci am te peut-être Sénégal yu bëri comprendre ñu ko muy arrêt CEDEAO bi moom waxul ne dañu war a libérer Khalifa Sall voilà dañu ne Khalifa Sall nañ ko jàppee baaxul dañ ne Khalifa Sall ak yelleefam dañ ko ci daan dañu wax ne Khalifa Sall droit de la défense am baaxul dafa mel ni dama koy wax ci lu gàtt Sénégal ak Mauritanie dem dañu football buñ koy football naar yi ñëw def loo xam ne bi dóor ñu 3-0 4-0 mais dañoon sàcc match bi FIFA ne match bi baaxul dañ ko war a attewaat parce que match bi baaxul. après naari nañu waa match bi baaxul waaye dañuy garder score bi. te amatul score amatul dara match bi baaxul dañ ko war a footballaat jeex na. CEDEAO nee na kii nañ ko tëjee baaxul. kooku doo continuer balaa ngay dem fenn kay di nga lijjanti lu léegi tëj bu bon bi nan lay indi ci àtte bi. nee na àqam ak yellefam. dañ ko ci daan balaa ngay dem nga ne loolu lan lay indi. ci lan lay wàññi ci procédure ak lan la ci yokk. atte bi dafa feebar la ca feebar dinañu xool lan la est-ce que day yàq atte bi wala wala mën na ko defar loolu yëpp ñu ne la duñ ko xool léegi nañu dem ba ci kanam la affaire caaxaan la xam nga ne yëfu caaxaan la yéen tamit kooku lu ñu bind ci tubaab la Cheikh doon wax suñ ko tekki woon ci olof waa réew mi dinañu jël yet dem dóori juge yi ko def benn yoon léegi ci anam yooyu ba tey caisse d'avance bi nga xam ne maa ngi gis keroog ñu ni ci benn Mbaye Touré moom itamit nee na caisse d'avance bi amul existence légale mais mi ñu xalaatee ne bu ñu jàppee ne arrêté bu créer caisse d'avance waxul fonds politique te li mu wax mooy mbir la boo xam ne dañ ko créer pour mu nekk ay dépenses urgentes mais par contre maire bi dafa am obligation justifier dépense yooyu Khalifa Sall defu ko kon quelque part mën nañu wax ne il a quand même fauté. balaa ngay lijjanti ay caisse d'avance que doo dem lijjanti déclaration bu Macky Sall ba pare. waaw balaa ngay wax ay caisse d'avance jaadu na mais ñaari bokkul bañ a bokk Macky Sall la ñu mën a taxaw. nee na am naa balaa may nekk président
am naa fanweeri oto bu ci topp. am naa ay milliards ci sama compte Khalifa am naa ay kër ñu ne ku la ko jox mu ne dañ ma ko may. diw ma ko may Ablaye Wade ma ko may. tontu ma ci loolu. bàyyi ma dinaa la ci tontu. Ablaye Wade ne ko mayuma la. nga bàyyi fa loolu. daf may fàttali waa ji dafa ñëw. ne di wax ak benn sëriñ bu mag nekk sa waajee de moom suy jàpp dina weesu oom bi. mun na ko yow daal yaa bëri problème balaa ngay toppatoo kii jàpp ba weesu oomam doo toppatoo ki dul jàpp ba pare loolu gën a solo di. dégg nga Khalifa Sall ñëpp nangu nañu ne que defu fi lu fi masuta am. bi Dakar amee. yooyu jamono sama maam sax judduwul. 1800 xaw ma ñaata la ba léegi. noonu mu ko doxalee loolu la ko ñëpp doxalee. noonu la Lamine Gueye doxalee noonu la maire Abbas Gueye bu mu fi nekk Samba Gueye. mais lekkuma ci moo gën man kese Pape Diop déedéet du lekkuma ci. Macky Sall mbokk xam na lu mu demee. Macky Sall xaalis boobu la am na ci gaa yee ko wax man Khalifa ànduñu woon. ñoom Moussa Sy nee nañu Macky Sall caisse d'avance bi dem na Khalifa jox ko. Moussa Tine nee na Khalifa. Macky Sall ñëw na mu jox ko kële nu mu tuddati Barthélemy nee na fekkee na ko Macky Sall ñëw na Khalifa jox ko. mais Khalifa dafa war a joxe noonu comme ça. ba Khalifa nangul justifié. déedéet Khalifa nangu wax kan la joxe. Khalifa nee na waaw nangu wax kan la joxe. koppar gi ma jël. gi am kilifa koo xam ne bi kilifa diina la gu rëy. sollicité ma ne ma dama soxla temps mu ñëw jox ko man àndaa ko ormal bala ma ko jox du ma ko nettali. yow la ma dama yàgg kaso. dama lay wax ba na fa yàgg. waaye loolu jar na ko. gis nga xaalis boobule kenn newul ne daf ko sàcc. kenn newul ne daf ko luubal. dañ ne ñu ngi ko jox waxal seen tur. waaw mu ne. xaalis boobu pour ndimbal la woon sutura. gis nga joolaa yi. li tax ma rek ma fonk leen. soo demee ci dëkk joolaa yi su guddi jotee ñi am ceeb dañuy ñëw ca pénc ma. def ceeb dem ñi amul ceeb. su demee ba guddi ba kenn doxatul. ñu ñëw jël ceeb dem kenn du xam ku joxe. kenn du xam ku jël. waaye nga ñëw dem taxaw. nga dem ci sëriñ mën nga dem Yoof mën nga dem Tiwaawan mën nga dem Njaasaan mën nga dem Touba mën nga dem fu nekk. nga joxe fa def fa ndax nit ñi dañ lay soxla. lu nga pare Macky Sall ne la ña nga jox ñëpp nga jox ko. ku wax ma ko nga wax ko kon baadoola nga. kon baadoola nga ñoom nag su dee ay baadoola lañu jox nit ñi dañ ko wax ñoom. su dee ay damay bamp su dee ñoom ay baadoolo lañu. la ñu jox nit ñi dañ ko wax ba ñu xam ne ñii ay baadoolo lañu waaye bu ñu jël gor piir jël alal joo xam ne du ko lew la jox ko ay nit ñu ko yeyoo ñu ñëw taxaw ne xaajibal seen sutura ku ko def baadoolo nga. waaw léegi Amadou Sall nekkoon nga fi yaa ngi ko wax sànq ñëpp xam ko ministre de la justice ci régime mu Ablaye Wade. lan nga mën a wax tey Sénégalais yi ne ba nga fa nekkee moom nga def en termes de réalisation wala ay propositions pour renforcer indépendance su magistrature yi nga xam ne ñi koy ñaawlu bari na. li ma ci benn rek laa ciy wax. ci des sama toog fi di ko lim day. dafay fekk benn rek laa ciy wax. dama di avocat tey jii ren dugg naa ci fanweeri ak juróom-benn at. ma nekk avocat. ma xam ñëpp magistrat yëpp laa xam. yooyu jamono bokk. bi ma fa nekkee laaluma kenn tudduma kenn daanuma kenn xasuma kenn. dama ne na ñëpp ne ku nekk def li la war. parce que dégg naa ne am na ay ministres yoo xam dañu doon dugg ci mbirum justice comme ni ñu koy defee. ak bi ñu toll. loolu mosuma ko def. ba ma Ablaye Wade joxee dossier CENTIF jox ma ko lépp noonu moo ko joxee. laa ko jàngat ba pare ma jël yëpp jox procureur ne ko defal sa métier defal li la war. ma ci wax kenn du ma ci dégg te kenn dégguma ci benn dossier waxuma ci defuma ci. loolu man doy na ma. parce que loolu la doon sama métier. d'accord lan nga xalaat ci taxawaayu président de la République ci conseil supérieur de la magistrature ak itamit réforme yi nga xam ne waa UMS ñu ngi ko proposé mu aaju si ne conseil boobule ñu génne ci président de la République ak ministre de la justice dugal ci rek ay magistrats ak ay avocats ay waa société civile looloo ci xalaat. man sama xalaat li ma ci xalaat yëpp bi président Macky Sall joxe liggéey bi Jacob waxtaan naa ak moom wax naa ak li ma ci xalaat jàpp naa ne
su professeur Jacob pare la mu liggéey dañ ko war a waxtaane parce que donte ne mën naa nangu président génn ci conseil de la supérieur de la magistrature mënuma nangu ñu génne ci ministre de la justice parce que dafa am lu ma gëm naa que magistrat yi war nañu yokk seen indépendance waaye indépendance du def lu la neex ministre de la justice mënoo génnee état gouvernement ci nu justice du doxee parce que mënoo ñëw ne dama bëgg koo xam ne ki su may tabax tribunal mooy tabax tribunal koo xam su weer jotee moo ma war a fay koo xam ne ki moom moo war a fexe ba nit ñëpp yem ñu ne ko doo bokk ci justice c'est-à-dire que ça deviendra ñu koy tubaab waxee la république des juges man d'accord naa ci lu bëri ci lu ñuy wax que ministre bi nekk ci sax bal président loolu moo ci ëpp solo li ci ëpp solo mooy naka la ñuy def ba ñoom seen liggéey duñ ci am gàllankoor ba seen liggéey du ministre moo leen di wax lu ngeen di def ministre bi mën na bokk ci conseil supérieur de la magistrature te du la wax looy def parce que suñ ko deful ëllëg la ñuy bañ ministre bi di ko def dañuy jël benn ci ñoom rek premier président cour suprême moo koy def parce que moo leen di wax defal nga def lu ñu juge soxla mooy suñuy atte du xaalis mooy tax ñu atte pour ñun nii la yow ak sénégalais yi am affaire ak ñoom xam nga yow nga am problème dem tribunal nga génnee xaalis jox juge mu atte jox la loolu baaxul loolu que président nekk fa ak bañ fa nekk amul ci solo li am solo mooy kii atte na atte dëgg na am liberté atte te bu am kenn ci àdduna bu koy wax lii ngay def du koppar du sëriñ du abbe du ministre du borom alal nay atte dëgg ñoom juge yi su dee ministre daf leen parce que ministre amul droit wax juge attel lii su leen ministre waxee attel lii nañu boole ministre bi nañ ko dénoncer xam nga ëpp solo na fi ministre bi jógee te kenn mënul wax ne ministre ñëw na ne mën naa attel lii xam nga kon c'est pas la peine ñaan ministre bi na fi jógee li am solo mooy ministre bi bu mu la wax ne attel lii su dee dañu wax ne ñoom bëgguñu ñu leen di corrompre ñu leen di ger su amee ku ñu ger nañu génnee ki leen ger ne diw ger na donc loolu moo ci am solo waaye bu leen ñu ger déedéet loolu amul solo man kenn du ma ger te sama liggéey kenn du ma wax na ma koy defee parce que dama ko jàng du ñoo ngi nii ñoo tëj Karim Wade ñoo tëj Khalifa Sall man mii ñoo ma tëj su leen ministre waxee nañu tëj ministre bi su leen président waxee nañ ko topp moo gën nañu def ba tëj ma nañu def ba tëj Khalifa Sall nañu def ba tëj Karim Wade ngal su ministre bi waxee mu tudd Ismaïla Madior Fall wala keneen nañ ko woo yoon may na leen ko wala président nañ ko woo ne président def na li dama bëgg ñu topp ko kon franchement Ousmane Camara encore une fois mu ne ma baal may tudd turam moo ko wax moom moo ne magistrat yi jox nañ leen lépp lu leen yoon jox pour ñu libre ku libreul nag yaa bëggul libre yokk nañu seeni solde doyul d'accord naa mën nañ ko yokk am nañu seen liberté suñu nangoo ku leen ger ku ci nangu ku la ger yaa jubul ku nangu président wala ministre wax la dara yaa amul fulla waaye ku am fulla bëgg doxal yoon mën nga doxal yoon. d'accord alors Maître Amadou Sall fii ak weer bu dee ci le ministère de l'intérieur di publier boog li nga xam ne mooy may parti politique yeeg ñoom seen ñu commencé collecter signature yeeg yu mel noonu aju ci parrainage yaa ngi reetaan. xam nga waa APR. sérieux wuñu dañu ñàkk sérieux. dañu sérieux wul. gis nga fi ñu toll nii. ñu ngi wër dëkk bi. di wut ay parrainage. am nañu seen benn modèle fiche. dégloo fan yi ministre Aly Ngouille Ndiaye lu mu wax bu kenn def collecte. bu kenn def parrainage parce que këyit yi koy joxe. amagul waaye waa APR ñu ngi wut ñu ngi collecté. këyit modèle boobu APR di collecté su ñu demee ba am lu ñu am ba pare dañ ko koy jox mu xool ko nekk bii mooy modèle bu baax bi. fekk am nañ ko ba pare. loolu muy benn. mais ñun on s'en fout dinañu def lu ñu def ñaareel ba dañ ko dégg ñu koy wax nee nañu jël nañu ay junni di ñuy jox xaalis. waaw ne leen su parrainage jotee kenn ku ci nekk ci ñoom na pare na ñetti liste. pour invalider ko. pour ñu invalider ko loolu pare nañu ba pare. nga defee ñun ñàkk nañu fayda loolu laa lay wax sànq. dëgg ak doole suñu dajee. dëgg mooy daan. moo tax may waxaat une fois Cheikh Sène général Oumar Mal. ñi leen di jox ay ordre li ñuy def lii su judee jaaduwul teguwul ci yoon ngal gore leen ba bu leen dal ci réew mi parce que ñii sàcc yii di sàcc nii ñu ko bëgg sàccee ñun réew mi duñ ko nangu que sàcc yi
du ñu ñëw gis gor yi amee seen alal nangu ko ngeen di koy seetaan su ngeen gisee sàcc jàppaleen ko ñun jàpp nañu suñu sàcc ba pare waa APR la ñu ngi def seen i parrainage. mais est-ce que am ngeen preuve. bañ a am preuve bu ñu ngi wër dëkk bi. gisoo dëkk bi am ngeen ngeen filmé ak yooyu. waa léegi bon yow jàpp naa sama sàcc maa ngi yuuxu ñëpp di ma dégg. te ñëw na fii ñëw na sama kër nga ñaan ma am nga preuve ñoom alkaati bi du ñu ñëw ne ana sàcc bi. ba ñu wan ko waaye ñu taxaw di ku nekk croiser les bras général croiser les bras commissaire croiser les bras nga am naa preuve ñoom amuñu preuve bi. ñëpp am preuve bi parce que ñu ngi wër dëkk bi dégg nga ko bërki démb ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye fu mu nekkoon du Linguère. naan 200000 laa soxla xaw ma 50000 bërkaat démb Mimi Touré fu mu nekkoon Kaolack xaw ma lu mu wax temps laa soxla keroog kalan la Moustapha Diop fu mu nekkoon Louga temps laa soxla di wër dëkk bi di wër ak nit ñi loolu déggu leen ko. laka la ñuy wër ne temps laa soxla an yooyu ñu soxla lu ñu koy def. dañu yaakaar ñun ay dof la ñu dof ñu jënd jàpp ñu xam nañu la ñuy def mais yéen commencé nga dugg ci terrain bi yéen tamit. naka ngay wutee parrainage ate amoo modèle bi. ab dañu la këyit gi nii la war a mel. lii la nga ciy bind soo xamul lu ñuy bind soo ko defee ba pare da ngay delluwaat ci nit ñi ñun amuñu PDS amuñu problème suñu laajoon 1 million de parrainage bi dañu am nañu 1 million de parrainage kooku kenn naatable wu ko. bu ñu fàtte dara. élection 2000 bi ñu fi def 2012. ku jiitu woon du Ablaye Wade. rawee Macky Sall lu bëri. après ñu sot Ablaye Wade. loola fa nekkoon ma ngi fi ba tey. loolu moo fi nekkoon 1978 moo fi nekk 83 moo fi nekk 2000 moo fi nekk ba tey saa yu ñu demee élection am ko. saa yu ñu demee élection loolu ñu laaj mën nañ ko am. amuñu benn problème mais ñii dañu fas yéene sàcc. moo tax ñuy opposition bi nekk benn. Abdoul Mbaye bokk na. Khalifa Malick Gakou bokk na. Ousmane Sonko bokk na. Decroix bokk na Idrissa Seck ñëpp ànd nañ moom rek moo ñëwagul. Cheikh Bamba Dièye ñëw na yaakaar nañu Idrissa da ñëw moom képp moom dong tey ji mu bokkul ci opposition bi ñu ànd ak ñun. ñëpp ànd nañu pour ne Macky Sall li ngay def du fi am. ñu ngi dem nañu ci sëriñ si di wax ak ñoom. dem nañu ci monseigneur wax ak moom. ñu ngi dem ci ambassadeurs yi wax ak ñoom. ñu ngi dem bitim réew wax ak ñoom. dañu leen di wax parce que ñun dañuy xeex dama bëgg nga jàpp dara. Macky Sall duñ ko bàyyi mu sàcc. bi yoon su sàccee dañ koy jàpp. dinañu ko def lu ñuy def sàcc du ñu nangu mu sàcc ñu duñ ko nangu du ñu nangu mu ñëw jël Khalifa tëj jël Karim génne ko bitim réew mi ni si des ni ku ñëw mu génn la fi ndax parrainage ne man dong maa fi nekk candidat duñ ko may su ko jaralee bakkanam moom Macky Sall ci sàcc. ñun ñi am suñu alal dinañu jaral suñu bakkan ba du ko jël. Maître El Hadj Amadou Sall dernière question émission bi xaar nga may 1 minute mooy jamono ji ñu toll est-ce que am na possibilité président Macky Sall toog ak Ablaye Wade ñu waxtaan. xaw ma am na xaw ma amul leen daal laa xam parce que Macky Sall moo nekkul ci dëgg mooy taxaw ne la fal Abdou Diouf. fal Ablaye Wade fal ko kenn werantuwul loolu baax na code ba ko fal code la ñu def 92 ak Kéba Mbaye ñu dem 93 ak coow li amoon na tuuti Abdou Diouf jàll code boobu la ñu yóbbu 2000 ñu dem élection Ablaye Wade gagné code boobu la ñu dem 2012 ñu dem élection Macky Sall gagné loolu baax na loolu la Macky Sall dindi indi code bu bees su taxawee ne code sama code bu bees bi dindi naa ko delluwaat naa ca code ba fal Abdou Diouf fal Ablaye Wade fal ma su ci delloo rek ñu d'accord dañu toog ñu waxtaan waaye nag la fal Abdou Diouf fal Ablaye Wade fal ma dindi naa ko parce que bëgguma keneen falu ba pare kaay leen ñu waxtaan xam nga kaay ñu waxtaan daal nga toog ci rek sak leraw denc ko sa gannaaw naan ma kaay fekk ma fii ñu waxtaan après ma bëgg nga ñëw nga dóor mag leraw dama ko dul nangu. mais ba nga wax yow moom mooy dialogue national man li may wax mooy ñoom ñaar entre papa ak doom Wade ak Macky Sall ñu toog hors antenne. xam nga kaay ma wax la lu gaaw. Macky Sall. yéen ñëpp yéen a ko dégg mu ngi ci réseau yi. yaayam daf ko ne dama bëgg nga jàpp Ablaye Wade lu toll ni li nga jàppee sa baay soo ko mënul jàpp lu ko ëpp. ndax yow defal na la man defal na la loo xam sa baay defalu loo ko defalu ma ko. kon Macky Sall moo war a jàpp Ablaye Wade dig baayam ba Macky Sall ñëwee falu ba Ablaye Wade demee ci wasilaam. Thierno Madani daf ko ne dama bëgg nga jàpp Macky Sall ni sa doom. ba Macky Sall demee Touba dem ci wasila Ablaye Wade Serigne Cheikh Sidi Makhtar dafa ne Macky Sall dama bëgg nga jàpp Ablaye Wade di ngay jàppee ak sa kële sa baay est-ce que Macky Sall def na ko doomu Ablaye Wade la jàpp tëj ko kaso te doom jaa ko dimbale ba mu nekk premier ministre mu toroxal Ablaye Wade toroxal doomu Ablaye Wade wër Sénégal gépp ñëpp di ko dégg mu ne Ablaye Wade dafa sàcc ay oto ak ay porteurs yu nekkoon présidence la déggoo loolu moo fi amoon kon Macky Sall moo tegul Ablaye Wade nit bàyyi
su toogee tey ji ba mbir mi bëgg tàng ci moom nag nit naan ne mooy baayam ku nekk ak sa baay da ngay sukk toroxlu jéggalu ci li nga ko tooñ dafa war a jéggalu ci li mu tooñ baayam parce que dafa tooñ Ablaye Wade dafa ne Ablaye Wade sàcc la moo ko wax ñépp di ko dégg. Macky Sall la soxor weesuwul loolu iñaan weesuwul loolu su soxorul woon dina def lépp ci àdduna waaye du toroxale Ablaye Wade ni mu ko toroxale jël doomam tëj ko loolu kenn xamul lu muy nuru. kon moom moo war a balu àq. Me El Hadji Amadou Sall ancien ministre de la justice avocat ca barreau bu Sénégal nekk tamit bokk ci responsable yu mag yu parti démocratique sénégalais sa émission jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw bon jeex na léppay jeex lu dul nguuru yàlla rek moo dul jeex. lii jeex na nguuru Macky Sall day jeex kon su dee day jeex dañ koy ñaan mu ànd ak dal. delloo si xelam ak sagoom. may tàggu nag say ñi ma nuyu woon sànq muy yow. sa technicien yi nga àndal Youssou Ndour ak waa groupe Futurs Médias yëpp ak tey ji góor jigéen mag ak ndaw yu nekk biir Sénégal ak bitim réew yi ñuy déglu. ñu ne gërëm ñu tamit bu baax maître El Hadji Amadou Sall émission ak yow moom risque bu rëy la ndax kenn xamul tant que émission bi jàllul duma xam bañ xaw a noytu duma xam ndax dañuy ànd mën ak yow yóbbuñu wala waaw wala déet moo tax saa yi ma defee émission damay tudd saa ñaari saa yi ma ci xam fa mu tudd ko donc émission bi daal mi ngi noonu xam naa ne président Macky Sall bi yóbbu yow mii la war a yóbbu te bàyyi ma fi man ndax daf ma loolu tàllal la micro nga wax waxuma fi dara ay jikkoom nag moom it. mi ngi noonu merci Sall la woon ñu koy gërëm bu baax a baax di ko sant ndax vraiment saa bu ñëwee mu yombal ñu et puis dafa émission bu ak en toute sincérité nag et loolu c'est important dafa naa Sénégal dafa soxla tamit ñi nga xam ne ñoo koy jiite ak autorités yi fi nekk muy ñoom ñii ak leader politique yi daal ñu leen tenir un langage sincère et franc et dafa naa loolu dafa am solo am na solo tamit comme ni nga ko waxee rek jamono ji nga xam ne waaw moo gën a yomb wax déet nga toog ba tey PDS di défendre li nga xam ne moo taxoon dugg foofu kon loolu dafa naa dafay joxe aussi exemple bu rëy ci génération yuy ñëw que ni loyauté dafa am solo conviction am na solo dafa naa ni lu mel noonu tamit lu ñu war a bàq la sargal ko ñu lay gërëm bu baax di gërëm aussi Sénégal yi nga xam ne ñi ngi seetaan di gërëm na ko noonu sama partenaires yi mu si jiital nag koo xam ne mi ngi ni toog sa rakk la ci man di Mado Mado nag war ngeen làkk yi ñaar pulaar ndax dégg naa ngi làkk pulaar sax moom tamit si oto bi dégg naa ko muy wax pulaar c'est la première fois ma dégg Mado di làkk pulaar donc war ngeen déggante yéen ñaar ci seen pulaar yi donc Mado borom glam style by Mado Moussa xaw ma ndax yaa ngi dugal xam nga sama bët yi baaxul moo tax même émission su ma gisee dama gis écriture du ma ko mën a lire xaw ma ndax yaa ngi dugal ni ma téléphone Mado ou pas mais Mado bu ko dugalul nag da nga am fula waax ba ci Moussa ndax mooy patron émission bi mu dugalal sa numéro téléphone nag ci suuf donc kii bi cheveux bi xam nu Mado nu muy tuddee lii cheveux bi moo waa métissé donc Mado mooy jaay cheveux bi moo ma tissé nii coiffeur ma nii make-up ma noonu donc def façon yëpp moo ko def donc daal comme ni ma ko waxee rek bëgg naa daal sama rakk ji année bi incha allah rabi salon boobu si seen ndimbal ak ndimbalu yàlla salon ba nekk ngan di institut temps yëpp loolu la may dóoree salon bi nekk ngan di institut boo xam ne lépp dafay jaar rek ci barke seen ñaan ak mu jaar si loxo face to face donc bëgg naa képp koo xam ne rek bëgg nga yu baax nga dem foofu seeti Mado naka noonu aussi nga seeti waale sama chéri nag Baye Niass borom Jazz Couture moo génn ci lii moom fii rek laa xeeñamale ndax ci kaw poudre maquillage poudre Mado yi moom moo tax xaale ci kaw noonu donc Baye Niass moo génn ci tenue bi mais am nga fa benn tenue nga dem mu jox la doo defar biir doo defar beneen donc loolu la woon ak rek sama rakk bopp Marie Gueye Dieng mi coordonné émission bi defar lépp ba mu baax macha allah nekk sama wet dama jàppale su ma tàddee sama woy woo ne ma équipe bi àgg na foo toll ak ñoomin seen ma koy gërëm bu baax ndax dama soxla tamit ku nekk sama dama bëmax ndax boo ma bàyyee sama xel rek ma def tojaange di gërëm aussi sama magu bopp ni ma diggee nekkee sama rek noonu laa amee mag tamit ci production bi di Joséphine Mbuub da koy gërëm bu baax a baax di ko sant di gërëm na ko noonu sama benn concert sama rak la Astou Wini Bey muy bëggee émission bu baax ndeysaan saa yu ko seetaanee rek dafa am ay remarque ñoomin seen ma koy gërëm bu baax Astou di gërëm nag équipe technique bi Xaadim Cissé ñëw na Kébé ngi noonu li ma leen waxoon rek dem na cat dugg na ko ba mu dem
Xaadim Cissé moo dellu si waat moom it xam naa tey rek damay may ci ginnaaw of mbay mi ngi noonu feggoo ak Abdourahmane borom son yi neex yi ak naka noonu Mamadou Dia ci montage bi Moussa Sène incha allah face to face beneen dimanche jërëjëf.